position bii ma taxawee di ngeen yàgg gis ay Sénégal yu taxawee noonu ci àll bi d'ici quelques moments bala ñoo comprendre situation bi nga xam ni moom lañu suñu gouvernants yi incompétents yi teg tey. Carburant dafa yokk distance boo doon dox li nga ko doon waajal ci wàllu essence boo ko waajalee léegi li ñu lay defal ci quantité balaa ngay mottali distance boobu sa carburant jeex litre essence 890 francs la ñu ni moom lay jar léegi presque ñaari téeméer yu manqué ñaar fukk ak ñaar. ci atum 2011 Abdoulaye Wade moo nekkoon président de la République bu Sénégal bari woon na lool coowal baril pétrole bu yokku ak bu wàññeeku ñu jëmale woon ko ci wàllu courant bi nga xam ni yokkute gi dañ ko ajoon ci wàllu baril bi Macky Sall falu baril bi wàcc ñu toog ba léegi ñu ne baril bi dafa yéegaat mais est-ce que loolu mooy expliquer augmentation bi am ci wàllu essence bi umpale wuñu bi ngeen bëggee recapitaliser waat société africaine de raffinage ak coow li ci am ak opposé bi nga xam ni ñenn ci actionnaire dañu opposé wu boobu la décision umpale wuñu yenn ci ay càggante yoo xam ne jëmale nañu ko ci société africaine de raffinage umpale wuñu yenn ci ay bateau yu yëpp ay essence mel ni lu tagga témbe ci port bi umpale wuñu jafe-jafe gi nga xam ni moom la wàllu hydrocarbure di jànkuwanteel ci manifestation chauffeurs yi ak ñi ciy liggéey sénégalais yi umpale wuñu jafe-jafe gi nga xam ni yàgg na lool Sénégal di ko jànkuwanteel ci wàllu carburant bu ngeen xëyee guerre ba ca Russie nekk seen prétexte ngeen ñi annoncé yokkute ci wàllu essence xanaa ñun Sénégal dong ñoo mën a nekk victime ci guerre ba nekk ci Russie ak Ukraine wala France moom saa bu pétrole am yokkoo ñun dañu war a yokkule bien sûr bi guerre bi ci Ukraine commencé 2 semaines après waa France yokku nañu seen carburant mais est-ce que ñun ñooy France pourquoi mu yokku Sénégal yokkuwul Gambie yokkuwul Mali yokkuwul Burkina Faso yokkuwul Bénin ñëppay faral di wax rek naan guerre bi faw mu impacté ci àdduna bi yëpp d'accord parce que mu ngi impacté li muy impacté déjà kenn mënu ko miim mais ndax loolu mooy expliquer ñun ñu war a dund loo xam ni waa Gambie dunduñu ko waa Mali dunduñu ko waa Mauritanie dunduñu ko parce que nag xamoon nañu suñu société africaine de raffinage jafe-jafe yi nga xam ni moom la jànkuwanteel mais ndax da ngeen ci bëgg a def benn prétexte su ko ndiku ci pour teg sénégalais yi lu ñu mënul teg ñu lu ñu antanul dañu koy dénoncer tàmm ngeen bu ngeen soxlaa xaalis yu bëri ci ñuy jëfandikoo chaque jour ngeen laxas ci jaan est-ce que waa Sénégal xam nañu chaque litre carburant bu sénégalais consommé ñaata la ci état bi di dagg ñaata la ci état di am mais loolu doy na lan ngeen bëggaat encore sénégalais yi war nañoo xam ni bépp litre essence bu mu jënd état bi xaalis bu bari la ci am xanaa kon état bi moo tax essence bi cher ci Sénégal xanaa kon état bi mënoon na intervenir bi essence bi naree yokkuwaat Sénégal dina bari ay nit ci daw ba ci àll seen oto panne ñu taxaw di ut solution te duñ ko mën a am te kenn du responsable bi lu dul suñu ay gouvernants yi nga xam ni dañoo lompoñ dëgg-dëgg dañu lompoña parce que bu ñu la joxee pour nga doxalal ñu nga ni mën nga ñoo doxalal li ñuy xaar ci yow mooy bu mettee nga xalaat indi ci solution mais bu fekkee saa bu mettee nga jël métit bi teg ko ci kaw askan wi yaak ñun ñooyam bu fekkee doo ñu gàddul suñu coono bala ma jógee jàpp ñu naan ay FMI ay banque mondiale nee nañu Sénégal na jëfandikoo réalité des prix c'est quoi réalité des prix ñun Sénégal ba ñu commencé jëfandikoo loolu yàgg na parce que bokk nañ ci ñi gën a cher le ay marchandises ci àdduna bi yëpp waaw ana subvention bi ñuy wax tey ana subvention ñi ñuy exiger Sénégal respecter réalité des prix ñoom ñoo ñu gën a yomb lépp suukar ceeb meew saabu carburant lépp Sénégal fii latrik bii nga xam ni kenn bëgg ko sax dafa cher latrik sax nga xam ne boo musaan am benn kamb boo xam ne da nga ko bëgg a def fosse perdue jël ay xeeru latrik di ko fa sànni sax li nga doon am pour am charge bi da nga koy doubler léegi pour am charge bi Sénégal lépp a cher mais bii moom duñu ko bàyyi mukk muy jàll
waa Sénégal ñoo war di taxaw di wax suñu gouvernement yi dëgg di leen jubbanti di jaay seen bakken ci saa bu ko laajee jaay bakken mooy lan du ma toj du ma xeex du ma taal mais dinaa taxaw fixe la xamal la ni li ngay doxal du dëgg xamal la ni li ngay doxale du noonu xamal la ni da nga war a am respect ci man xamal leen ni da ngeen war a am wegeel ci ñun da ngeen war a am yërmande ci ñun ana guerre ba nekk ci Russie ak Ukraine lu ci suñu responsabilité ñun pourquoi mu répercuté wu suñu carburant pourquoi ngeen yokk essence bi pourquoi wàññiwu leen yéen seen train de vie wàññiwu leen seen ay subvention wàññiwu leen seen ay caisse noire wàññiwu leen seen ay salaire wàññiwu leen biens yi ngeen di am wàññiwu leen taxes yi ngeen teg ci suñu kaw luy seen yërmande ci ñun lan ngeen ñu defal bu fekkee mënul leen ñëw gàddul lenn du ci dund bi du ci médicament yi du ci carburant bi du ci logement bi te yéen li ngeen di am ci ñun muy suñu ay caisse noire dara wàññeekuwul lan mooy seen responsabilité ci ñun nan ngeen ñu jiitee lan moo war a tax ngeen jiite ñu bu fekkee suñu soxla yitteelu leen bu fekkee seen yoon nekkul ci ba xam tawat nañu war a faju seen yoon nekkul ci xiif nañu war a lekk seen yoon nekkul ci war nañoo am kër seen yoon nekkul ci même baykat bi ci àll bi sax bu bayee màngoom war na koo jaay réew yu baax yi dëgg am ay vrai gouvernants daañu xalaat ci même baykat bi fan lay jaay récolte bi mu def daañu xalaat ci nappkat bi fan lay jaay production bi mu am daañu xalaat ci kii def transformation fan lay jaay bu noppee yéen ci lan ngeen di xalaat ñi ñoral mango ñu ngi nëbal ñi ñoral soble ñu ngi nëbal ñi bay pomme de terre ñu ngi nëbal sax foofu seen bassin de rétention yi ay tool yu bëri ci soble ngeen yàq tey baykat yu bëri mujj nekk ay ndóol baykat amul oto mais am na machine bu muy dawal pour arroser toolam tey mënatul a jënd carburant moment boobu nga xam ne baykat bi dafa leb jiw dafa leb ay intrant dafa leb lu mu jëndee machine bi koy indil ndox mënatul a am carburant bu mu taalee machine am pour mën a indi ndox mais doo leen jox explication ci lan moo tax ngeen yokk essence doo leen ñu jox ay détails ci lu tax ngeen yokk essence yéen seen caisse noire yi dafa yokk wàññeekuwul yéen seen i avantage dafa yokk wàññeekuwul wala ndax seen accord yi ngeen signé fan yi passé moom ngeen bëgg a respecté ba tax ngeen bëgg ko génne ci carburant bi dañuy poser question ndax xanaa doo leen ma jox réponse ni ma guerre ba ci Ukraine moo tax ngeen yokk essence bi ndax kon daañu leen laaj xanaa essence bii ñëw Sénégal bokkut ak essence bii ñëw Mauritanie ak Mali bokkut ak essence bii ñëw ak Gambie ak Bénin ñu ngi leen di interpeller parce que bi la situation du ñu mus a bàyyi muy jàll ñu ngi leen di interpeller parce que am na loo xam ni xel mënu koo nangu ñu ngi leen di interpeller te noppi nag pour def leen face demander ay explications ci ce qui se passe ci Sénégal wàññi leen seen avantage yi wàññi leen seen train de vie bi ngeen di nekkee wàññi leen seen immeuble yi ngeen di tabax wàññi leen li ngeen di consommer ci courant wàññi leen li ngeen di consommer ci carburant wàññi leen li ngeen di consommer ci seen ay voyage te ngeen justifier ñu ko wàññi leen li ngeen di séddoo ñun li ñu moom te suñu cër génnul et duñu taxaw di ko dénoncer d'accord xëy na sax yenn saa yi ngeen ñi nañ wax ba déwén parce que li ñuy wax du tax ngeen am benn changement ndokk xëy na sax ngeen ñi wax leen ba mar parce que mënut a soppi dara ci suñu dund ndokk mais vous vous êtes trompé lourdement parce que li gën a doy waar nga am ay kilifa yu jubul nekk ci kanam askan wu yeewuwul waaye am ñu nekk ci ginnaaw di yee askan bi ndànk-ndànk bis bi ñu conscientiser askan wi ba askan wi ngeen jiite di leen nax yeew ba def leen face di ngeen mel ni ku jàkkaarloog ragal bu ticceeku waxuñu benn askan mu def violence wala fitna mais dañu leen di conscientiser ñu yeewu pour xam li ñu leen dénk nan ngeen ko war a ŋàbbe ak ni ngeen ko ŋàbbe tey xam ngeen ni suñu alal doxalewu leen ko ni ngeen ko war a doxale parce que képp ku mu doon ci yéen laataa ngay nekk fi nga nekk tey ni nga mel tey meloo ko woon li nga am tey amoo ko woon ni ngay dunde tey daawoo ko woon dunde
li ngay incarné tey daawoo ko woon incarné kon xam ngeen ni doxalu leen suñu alal comme ni mu jaadoo xalaat leen ci wàññi carburant bi amul lu ko mën a justifier xalaat leen ci wàññi souffrance ak coono yi nga xam ni moom la waa Sénégal di jànkuwanteel xalaat leen ci lu mën a sellal suñu nekkin ëllëg et mu gën a gaaw nag lool pour ngeen jox ñu ay explication ngeen jox ñu ay leeral ci li nga xam ni moo jëm ci carburant bii nga xam ni ñëpp dañu préféré léegi tëj seen oto gaare ko parce que cour bi vide ñëpp li la ñuy dund tey yéen seeni oto plein lay def yéen amoo leen problème mu essence amoo leen problème mu carburant xëy na sax jëndoo leen ko ay bon ngeen di am xaalis boobu fan lay jógee ban xaalis mooy dagg bon ban xaalis moo leen defal plein ban xaalis moo tax bu ngeen amee soxla jóg ban xaalis sax ngeen jënd seeni oto yéen ragal leen yàlla te ngeen am conscience ci kóoluteef gi askan wi am ci yéen wax leen ñu luy expliquer augmentation bi am ci carburant bi bu leen teg suñu kanam ay prétexte guerre ba am ci Russie ak Ukraine parce que lii xew ni ci carburant bi du mbetteel parce que yàgg nañuy jàllale ay xibaar coono ak jafe-jafe boo xam ni moom la société africaine de raffinage di jànkuwanteel ak bii jóg mballoo bi ci am bras de fer bi am ci diggante kilifa yi ko seq suñu yoon nekku ci am réew la ñu am muy dox di dund ñu confier ko ay nit te kenn contrôlé wu leen ñu koy doxal ni mu leen neexee on a le droit bu ngeen ñu tegee lu ñu antanul ñu yuuxu jooy li ngeen ñu tekk la ñu antanul et loolu la ñuy dénoncé jaa nga jëf ci ànd beeg MMD Média nañu continuer combat bi ñu entamé ñi jiite li nekk ci seen loxo di pouvoir ñun ñoo leen ko jox am nañu droit ñu defal ñu compte rendu saa su nekk bu ñu nee bu dund ci egg ci benn dund boo xam ne mënatuñu ko supporter ndax dafa diis dañu leen di laaj lan moo tax dund gu diis gi tegu ci suñu kaw te suñu ay responsabilité nekk ci seen loxo dañuy demander ay explication loolu moo tax ñu leen di demander explication ci augmentation bi am ci dund bi de façon globale ceeb diw saabu meew mais bi mujj surtout te mooy carburant foog ngeen jox ñu explication te ngeen topp combat bi xeex ko ba mu leer jaa ngeen jëf.